jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéenay saxoo di bàyyi xel Ndignakh TV tey dañu ñëw ngir wax loo xam ni daf ñu métti torop li ñu métti lenn rek la milieu théâtre milieu cinéma milieu téléfilm casting yi nga xam ni moo am ci milieu bi casting yoo xam ni c'est des casting anormal maanaam maison de production yi respecté wuñu artiste comédiens yi maison de production yi respecté wuñu acteurs yi maison de production yi respecté wuñu benn doomu aadama vraiment li nga xam ne gis naa ko teg ci sama bët fekke ko muy lu ñaaw muy lu anormal du ma tudd nag benn maison de production parce que boo tuddee benn maison de production da ngay juum waaye aussi da ngay accuser doomu aadama waaye aussi loolu ci fekk rek xamal ni yow la du ma tudd benn maison de production mais maa fekkee lu toll ne casting nga di ko woote amoo fiche maanaam fiche boo xam ni artiste bu ñëwee remplir prénom et nom numéro de téléphone adresse âge sax amoo ko benn individu mooy taxaw ci bunt bi dikk jël ay nit bind leen pare yéeg keneen dikkaat doog récupérer waat numéro téléphone ñooñu loolu c'était la première fois ma gis ko casting benn fiche lay doon bu dikkee ci ngay remplir comme ñëpp mais kii day bind tur pare bu dikkee rappelaat tur yi benn par benn keneen doog a ñëw jël numéro yi mais loolu mooy lan désordre total. beneen affaire bi gën a ñaawaat mooy accueil casting sans accueil maa ngi ko doon doog a gis démb gars yi mooy lu ñaawaat encore une fois casting sans accueil li ma ci gën a metti casting boo xam ne ñaari salle la maanaam non doo comprendre quoi Sénégal a neex ñi la ñuy casting fële ñuy casting fële xam nga ñun maa xalaat suñu tànk dañuy may suñu bët dañuy may suñu nopp di nu may parce que en fait tooguñu quoi ñu ngi dugg di vérifier di xool di xam li xew ci réew mi ah nañ ñu bàyyi loolu ngir yàlla. beneen affaire mooy casting wu yaa ma neex gars yi dañuy toog di xaar public bi dañuy toog de artistes comédiens yi da ngay woote casting li ma gën a métti woote casting defar sa affiche sans pour autant nga def ci heure defar affiche te maison de production bu mag la ci réew mi defoo heure léegi da ngay xaar ñu woo la téléphone nga ne heure bi 10 heures la artistes yëpp ñëw fa 9 heures wala ñëw fa 8 heures ba ñëpp daje nga leen casting bi 17 heures lay commencé lan nga soxla en fait lan cela veut dire que visibilité doomu aadama yi nga filmer partager ni sama casting fees na dell nit ñi dañoo ñëw loolu nga ci bëgg en fait am tur ci turu artistes yi loolu mooy leen da ngay liggéey li gën a ñaawaat jox nit rendez-vous respecté woo ko dajale fa doomu aadama yi amul sécurité amul dara nit ñi di buuxante en fait voilà bala may ñëw foofu doomu aadama yi da ngay joxe liste ñu bind ba pare dootoo respecté liste bi da ngay xool nu mu la neexee après doomu aadama yi dikk di buuxante casting buuxante maa ngi ko doon doog gis casting buuxante macha allah kenn du Evenprod te dàq casting ci àdduna Evenprod ngay dem ci salle bu clean am accueil bu clean jox la fiche nga remplir toog comme fi ñëpp toog sa duur jot ñu woo la nga dugg def sa casting dem ak lu mu bari nit du dégénéré yow nga woote casting bàyyi doomu aadama yi di buuxante jël liste ba sànni ngay xool ñi ngay woo li ma ci gën a metti da ngay gis benn Adja mu ñëw wala benn Diamant Noir ñëw wala benn Soxna May ñëw Pape Thiam xam na ko en personne danaan ko ñëwal dikk mu casting Soxna May wala mu casting Adja mu dugg léegi ñeneen ñi nga xam ni Soxna May leen ñoo fa jiitu Soxna May wala ñoo fa jiitu Adja toog fa depuis 6 heures de matin depuis fajar léegi ñooñu lañ ñuy romb dem di dugg ngay castingé loolu mooy la kumba am nday kumba amul nday wala yow yaa siiw wala keneen ki dafa bëggul siiw nañu génn ci li ñu nekk maison de production nañu xoolaat seen bopp fii amul artiste gënul artiste la rek bu siiw ak bu siiw la fi nekk te ki siiwul siiw la bëgg en fait ñun artistes yi ñoo war a respecté waat suñu bopp xam suñu valeur
boo wootee casting su ma xoolee gisuma heure sax du ma ñëw mais malheureusement ñun yàlla daf ñu def ni ñoo xam ne peut-être dañu bëgg aar bi ñu nekk wala dañu bëgg métier bi moo leen di tax a dugg ci yenn yi am na ñoo xam ne ci dugg pour tekki teral seen waajur léegi nag loolu mooy waral yenn yi di am des fois mais yéen maison de production yi bu leen nangu loolu bu leen utiliser artistes yi jaarale leen ko ci dans les normes loo gis am na norme loo gis am na yoon loo gis boo ko jaaralee ci yoon mu jaar yoon mais loo bëgg a jalgati rek jalgati ko gars yi nañu xoolaat maison de production yi li ñuy liggéey ñaaw na trop li ñuy liggéey dara baaxu ci ah beneen affaire bi ma ciy dolli mooy boo wootee heure respecté leen heure bi den respecté heure doomu aadama yi yéen maison de production yi mais dajale fa artistes yi filmer leen dugal leen sa page TikTok jàpp ni yaa ci nekk maison de production bu ci gis sa bopp nag jàppal ni yow laay waxal tudduma kenn bëri na rek maison de production yi koy def ndax man dama gis dama fekkee Pape Thiam ñëw na télé lay liggéey am na célébrité nga woo ko ni ko kaay dugg Pape Thiam ñëw dugg def casting bu fekkee ni man da nga maa jël bu fekkee ni arrangé ma la sa casting bu ma jël wala bu dee da nga def casting ciblé nga bañ a defar affiche nga woote xam nga artistes yi comédiens yëpp xam nga ñuy jouer téléfilm xam nga acteurs yëpp nga xool diw xam ne Ardo Nguer mii kat arrangé na ma xaaral ma woo ko téléphone Ardo ñëw mais bul def casting alors que soxla woo Ardo mu ñëw fa def casting di tànnaan ñi ngi dugg ak ñiy bàyyi artistes comédiens yi li mu ci gën a metti da ngay gis benn célébrité ñëw ànd ak benn groupe am jël leen dugal leen ñu casting leen ñu ñibbi gars yi li ñaaw na artistes comédiens yi dañu xoolaat suñu bopp xamaat suñu valeur xam ñun la kan xam ñi ñuy teg suñu bopp seeni loxo jërë ngeen jëf lii rek laa amoon ci lu may wax